Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Direct rek vite fait wàccaguñ waaw comme ni ñu leen ko waxee rek def benn direct vite fait ñu ngi ci liggéey on a juste une pause de 30 minutes donc pour ñi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy xalaat ñuy sonn ci Sénégal di génn tout le temps bu fekkee liggéey ñu ngi sant yàlla ñu ngi liggéey lekkuñ naanul liggéey rek la ñuy def waaw di ko sant yàlla gannaaw bi ñu ko joxee comme xam ngeen ne vraiment actuellement c'est pas évident vraiment nit am liggéey moo tax ñu ngi koy sante yàlla mais di ñaanal ñi amul liggéey aussi yàlla jox leen liggéey donc di ñëw rek bëgg a wax ci problème li nga xamante ne mooy Madiambal Diagne donc balaa may du ma wax ak sax Madiambal Diagne mais damay wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi donc waxuma séeréer waxuma joolaa waxuma wolof mais dafa am loo xam ne ñun sénégalais yi foog ñu conscience yi xam ne ñun ñoo ko bokk mooy Sénégal donc bu fekkee tey dafa am ñu génn di wax ci wàllu séeréer wàllu waaso séeréer wala tukulóor wala wolof wala joolaa ñooñu seen bopp ñun ñoo leen war a génne ci société bi ñoo leen war a bedd comprendre ak képp koo xam ne yaa ngi wax kii jullit la kii chrétien la kii tiijaan murit yooyu nañ ko génnee suñu communication parce que ñun Sénégal xamuñu loolu moo ñu may jàmm ji ñu nekkee tey li nga xam ne moom la Madiambal Diagne def nag vraiment ñu ngi koy déplorer di ko naqaru te ñu mel ni Madiambal Diagne mel ni El Hadji Diouf mel ni Birima ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xam ne saa ñu waxee wax loo xam ne day taal Sénégal fokk aussi sénégalais yi jël seeni mesures bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom lañu dégg muy ministère de l'intérieur muy ministre de la justice muy le procureur de la république bu fekkee ñooñu ñëpp nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange sénégalais bu fekkee mënuñ jël seeni responsabilité ci ñooñu nga xam ne ñoo bëgg a taal Sénégal sorti bu ñu def rek mën na taal Sénégal vraiment ñooñu ñëpp dañu war a démissionner encore une fois monsieur Macky Sall ñu ngi lay ñaan ki nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur le procureur de la république le ministre de la justice bu fekkee ne vraiment bëgg nañ suñu justice vraiment yoon Sénégal amaat doole bi mu amoon ndax fi mu nekk nii affaiblir nañ ko nañu indi ñeneen ñoo xam ne vraiment bu ñu toogee nañ mën a représenter la justice sénégalaise ba gëdd bi nga xam ne amoon na ko devant les sénégalais mu amaat ko parce que aussi justice du am doole mu lu dul ñi nga xam ne mooy le peuple sénégalais la société sénégalaise askanu Sénégal nanguñ nañ leen te ñii fi toog tey xam nañ ne la majeure partie des sénégalais nangatuñ leen nawlootuñ leen gëmatuñ leen kon monsieur Macky Sall loolu ñu ngi la koy ñaan c'est une urgence qui s'impose donc ñi nga xam ne nag ñooy ay Madiambal Diagne maître El Hadji Diouf ay Birima ñu mel ni ñoom vraiment foog société bi xam ñan lañ amal affaire ñoo xam ne saa yu waxee wax loo xam ne mën na taal réew mi comprendre instant bi ñu toll nii ak ci dégâts yi ñu jógee ak li xew Sénégal yëpp Sénégal xaw naa tàkk bu fekkee tàkkul ba pare ah ku nekk yaa ngi xool nan la ñuy waxtaanee nan la ñuy seetee ni ñu organiser wu retrouver autour d'une table pour que jàmm dellu siwaat nit ñi génnaat di wax yeneen yoo xamante ne vraiment mën na indiwaat ay ci réew mi la preuve en est que xool leen li xew université keroog ay étudiants joolaa séeréer commencé di dóorante lu ne mënoon na fa xew bu ñu fàtte dëkk yi tàkk yépp genre affaire yu mel nii rek ñun ñoo ko tàll yii nag buñ ko xeeb séeréer Sénégal séeréer amu fa joolaa amu fa tukulóor amu fa sénégalais moo am tey koo fi xool tey na ko joolaa la wala séeréer la boo xoolee ba ci tuuti am na maamu séeréer koo fi wax séeréer am na maamu joolaa ainsi de suite ba mu jeex tàkk kon ñun li ñu gëm mooy sénégalais bu fekkee nag diviser pour mieux régner la na ngeen xam ne xeex bii sénégalais yi di xeex séeréer yi ak joolaa yi ak tukulóor yi ak bambara yi ak olof yi ak manjaago yeeg ñépp ñoo ànd di ko xeex pour le Sénégal bu fekkee dañu bëgg xeex boo xamante ne xeex bi xeexu séeréer lay doon xeexu joolaa bi xeexu olof loolu du am Sénégal mukk ni nga xamante ne moom la tubaab yi def ba jël Sénégal jël Mali jël Guinée séparé ñu waxatuñu ñu ñëw Gambie génnee ko ci biir Sénégal te ku ne xam na ne Gambie ak Sénégal benn la yamatuñ foofu ñu jël ñu jox ñu langue française jël ñi nga xam ne ñoom ñooy Gambien jox leen langue anglaise rien que rek pour mun ñu séparer pour ñu gën mun di communiquer yooyu jeex na sénégalais yeew na ñu mel ni ñoom El Hadji Diouf nag ñoo Madiambal Diagne ak ñi ci mel ñoom Birima sénégalais yi waruñu leen déglu parce que nit ñoo xam ne ñu am jom lañ dama koy wax encore une fois ñu ñàkk jom lañ amuñ personnalité amuñ lu ñuy rus nawloowuñu seen njaboot ndax bu fekkee ne da nga dem ba nekk kilifa am njaboot am ay doom ñu bëri topp sa ginnaaw ngay génn di wax loo xam ne ci internet bi wala ci journaux yi dañ lay saaga
di lu nekk ñu la koy wax sa njaboot di ko dégg di am gàcce dootuñ mën a taxaw fenn ñooñu na ngeen xam ne sénégalais yi ñooñu duñu ñu war a déglu ñooñu duñu ñu war a lire ñooñu duñu ñu war a def référence. donc société sénégalaise ak ñoo war a pare pour xeex képp koo xam ne jóg nga di wax loo xam ne wax buy yàq askan bi ay waxu mërs la lépp loo xam ne day détruire nit di détruire Sénégal ñun Sénégal ñun ñoo ko war a ñun sénégalais yi ñoo ko war a bañ. te Sénégal bi ñu jëm ñun te ñu bëgg ko di ko incarner sénégalais bu nekk da nga war a préparer sa bopp pare balaa ñu fa yegg parce que li nga xam ne les nouveaux leadership ñu ngi koy incarner pour le Sénégal sénégalais bu nekk war nga préparer wu nekk un sénégalais intègre. ba bés boo xamee ne yegg nañ ci avènement boobu nga mun a bokk ci société bi bokk ci ñuy doxal société bi loolu dama bëgg sénégalais bu nekk mu conscience sénégalais bu nekk war na conscience ci loolu. donc yii nag dafa war a dakk depuis ci affaire Binta Ba léegi yu mel nii mu ngi xew saa yu amee rek yàlla defal ñu ci sutura ba wis ci ndox mu sedd Sénégal nag gis nga li ñu nekkee bu ñu ci jógulee Sénégal fi mu jëm du baax. waaw Sénégal fi mu jëm du baax li sénégalais yi daj li kilifa diine yi daj ba ñu commencé di amaat jàmm ñu gis ne affaire yi ñu ngi avancé ñeneen di génnaat di waxaat loo xam ne dafay xamb taal bi vraiment loolu c'est déplorable et puis ñi nga xam ne ñu ngi génnaat di wax ci ay dossier Ousmane Sonko Adji Sarr nañu dimbale ngir yàlla dossier boobu c'est un non-lieu dossier boobu ni nga xamee ne Ousmane Sonko noppee na ci ñeneen noppee ba ñu yegg ci cappaandaw bi waaw comme li ñu wax rek bu boobaa yuuxu dinañ ko dégg fu ñu ko foogeewul comprendre ki nga xamante ne nag mooy Ousmane Sonko maa ngi dégg ñu bëri ñu ngi wax na génn waat ma ne sénégalais yi faut pas ridiculiser les gens respecter leen sénégalais yi je pense que jeu bi ñuy joué nekkatul jeu wu Ousmane Sonko violé na Adji Sarr wala violé wu ko li ñuy joué mooy jéem a def si xeli nit ñi dut buy wax naan Ousmane Sonko seq naag dara ak Adji Sarr wala seq ko ak moom Adji Sarr ci boppam waxatul waxu plainte mais mu ngi jéem a wax ne gars yi Ousmane Sonko bu fekkee ne sequl ak man dara na waat bu waatee ma retirer sama plainte parce que elle sait très bien ñi ko orchestré organiser ko xam nañ ne Ousmane Sonko ñàkkul fayda vraiment ñàkk personnalité bay toog ci télé yi wala ci rajo yi naan mu ngi waat wala muy wax ci mbiru Adji Sarr comprendre je pense que Ousmane Sonko loolu bés bu ko defee ñu ànd ak moom ñoo koy njëkk a baax parce que dañuy xam ne njiit bi muy woote motu ko te nekk ko gars yi encore une fois nañ bàyyi ci xeli sénégalais yi ñuy jéem a joué di duteloo nit ñi. xam nga Sénégal nag am nañ temps yi lu ñu xewal mooy seen mode di jël ay kaamil di waat di dem nañ ba léegi diine bi sax ñu ngi koy foyee ci li nga xam ne moom mooy affaire u Adji Sarr bi nañu dimbale ngir yàlla Adji Sarr bu fekkee ne Ousmane Sonko da ko violé gars yi am nañ ay preuve wax na nit ñi dégg ko bu fekkee tey le juge am na suffisamment d'éléments pour xam ndax Adji Sarr li muy wax lu yanu maanaa la wala lu yenta maanaa j'ai entendu que tamit am na ay jigéen ñu organiser wu pour soutenir Adji Sarr man je pense que Adji Sarr ku koy soutenir da nga koy soutenir ci li nga xam ne ñu ngi ko koy def di ko toroxal kidnappé ko sonal ko xañ ko jàmm di ko def loo xam ne moom xamu ko ku koy soutenir na nga ko soutenir ci bandi yooyu nga xamante ne ñoo ko enlever séquestré ko di ko géloo ay scénario yoo xam ne moom ci boppam maîtriser wu ko ñi nga xam ne ñoo yóbbu fitam ñi nga xam ne ñoo ko teree dund ñi nga xam ne ñoo tax mu def loo xamante ne Sénégal xaw naa tàkk ñu bëri ñàkk ci seen bakkan je pense que loolu la ñu war a lijjanti ñi nga xam ne ñoo orchestré lii ba nit ñi ñàkk seen bakkan le président Macky Sall nag li ñuy xaar ci yow mooy lii nga xamante ne xaw na ci réew mi ñu régler ko mu jeex tàkk ñu jàll ci leneen parce que il est temps c'est une urgence qui s'impose affaire Adji Sarr nag am na lu ko gën a important loo xam ne monsieur Macky Sall monsieur le président ñi moom lay laaj ñi nga xam ne ñoo luubal xaalis réew mi scandale financier yi nga xam ne moo xew ci Sénégal bépp dossier boo xam ne jugee na IGE wala OFNAC wala Cour des comptes nañ ko teg ci table bi képp ku ñu war a woo ñu woo la ndax nag milliards yi nga xam ne moom lañ sàcc détourné ko ci lii nga xam ne moom mooy Sénégal yemul ak li nga xamante ne yàqu na ci événement yi passé ñi nga xam ne aussi ñoo dee ci Sénégal ci mal ndax xaalis boobu ñu détourné ñu mënoon ko yóbbu ci hôpitaux yi def jënd matériel bu baax ut ay agents de santé yu baax yooyu yëpp mënuñ ko am ñi nga xamante ne tey accessibilité bi ñu waroon am ci santé amuñ ko am na ñoo xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan te xamuñ niñ toll xaalis boobu nga xam ne nit ñi détourné ko te mu mënoon servir ay liggéey yoo xamante ne ñu jaar ci géej gi traversé océan yi xamuñ ñaataa dee ci géej gi mënoon nañ ci am ay liggéey am ci lu ñu suuf la lu ñu góor ba du ñu jaar ci géej gi ba di fa des xam nga Sénégal nañu waxante dëgg moo gën ay ñuy wax ni ñi nga xam ne ñu ngi génn nag di wax loo xam ne gëmuñ ko
di fen di def lu leen neex ci télé yi parce que seeni intérêt moo tax wala ñu bëgg lu ñu yaakaar Sénégal moo soxlaatul genre nit ñooñu ngeen xam ne Sénégal encore une fois sénégalais yi dofuñ manipulation bi ngeen di jéem a def ci seen sénégalais yi moo war a dakk fi mu nekk nii on est à l'heure de l'internet li xew ñëpp xam nañ ko ñi nga xam ne ñoom lañ dénk askan bi alalu askan bi dénk leen Sénégal nañu liggéey li ñuy liggéey bu seen waxtu jot demee ñu dem jotee ñu dem ñeneen bu ñëwee liggéey loolu mooy dëgg dañu bàyyi coow li comprendre li ñuy wax amul benn njëriñ ku ne ñu dénk la micro ku ne ñu jox la micro ngay wax loo xam ne da ngay taal Sénégal te ñoom ñëpp ay ragal lañ kenn amul si ñoom ñëpp ay tàppet lañ bi coow li jigéen ñoom ñëpp a dem làqatu déggatoo kenn ñu ne léegi réglé nañ problème ba coow li jeex na ñu génnaat di sonal nit ñi di bëgg a taalaat ay wi tey ay wi tàkkee ñu daw làqatu ngëla sénégalais yi dimbale leen ñu ngir yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a taal Sénégal yéen a sonal Sénégal yéen a lëmb réew mi te jëriñu leen dara askan bi ñàkk ngeen jom ñàkk ngeen fayda nawloowu leen seen doom yi amu leen lu ngeen di rus asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.